asalaamaaleykum di leen ziar ci aljuma ji mbokk yi di leen nuyu dalal leen jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës bokk na ci kon néew Cheikh Béthio Thioune egsi ci Sénégal mu ngi jamono ji ca diwaanu Touba Mbacké ñu koy waaj a denc ci ndigalu xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké waaye nag ñu jàpp ni am na yenn ci ay cantakun ñu nga foofu ba léegi bëgg ñu jox leen kon néew boobule ñu ne ñu denc ko ci Médinatoul Salam ndax dañoo jàpp ni Serigne Cheikh Béthio Thioune jamono jëmuy dund loolu la sàkku woon. Mohamed Jo Diop mi nga ca diwaanu Touba Mbacké ci kanam tuuti dinañ ànd ak moom ci robu Serigne Cheikh Béthio Thioune foofule ca sëg ya nekk foofee ca Baxiya ca diwaanu sell wa di Touba Mbacké néew bi nag bu mu egsee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass bëri na ay cantakun yu fa demoon nekkoon dañ koy jël yóbbu ko ca Médinatoul Salam waaye ñoom nag jotuñoo gis néew boobule ndax ay élément groupement mobile d'intervention GMI bokk ci police kon ñoom ñoo escorté néew Cheikh Béthio Thioune ba fële ca diwaan wu sell wa muy Touba fañ ko nar a rob ci kanam tuuti Mohamed Jo Diop du ñàkk laata kon ñuy tàggatoo ñu ànd ak moom ci biir xibaar yi ñu wax ci leneen mu di ab njombe ab kawteef mu tiis sax xew ca diwaanu Allemagne benn couple ku jigéen ki fi la bàyyeekoo di Sénégal borom këram nag bàyyeekoo fële ca France borom këram moom moo faat seen ñaari doom kenn ki juróom benn at la am ka ca des ñetti at kepp couple bi nag ñu jàpp rek ni dañoo séparé woon maanaam dañoo tas kii di seen papa nag dafa profité ci ñaari fan yi ñu ko dénkee gone yi mu def jéye ju ni mel maanaam faat leen ñoom ñaar soxna si sax dafa mucc li ñu jàpp mooy ñi di dëkkandoo yi ñoom ñoo ko wallu ba ñu yebal ko ci hôpital loolee di ay xibaar yu ñu jëlee ci site bi di Dakar Actu. Ac Makka ren jile li ñu nemmeeku mooy billet d'avion bi dafa gën a cher daaw mi ngi doon jar daanaka 1 million ak 185 000 ren nag 1 million boobule teg na juróom benn fukk ci ay junni ñi di ujaa ci nag wéy di ko naqarlu ba léegi ministre bi ñu dénk wàllu biti réew demoon na tey seeti délégation générale bi ñu dénk aj bi ak privé yi ñoom ñu waxtaan ci li nga xam ne moo di dalluwaayu ujaa ji bu ñu demee ci diwaan wu sell wi li ñuy jëfandikoo loolee lépp di leen sonj moom Amadou Ba ñu respecté seeni cahier de charge Aïssatou Gueye Ba mu nga foon ak Jafara Ba. lépp war a sotti laata pèlerin yi di tàmbali seeni demub màkk loolee waral nag kii di ministre des affaires étrangères daal di rek dem saytu naka la commission bi tëralee yooyu condition mais li ñu fi gis dëgg neex yàlla en termes d'organisation en termes d'amélioration gis nañ fi liggéey boo xam ni bu mucc ayib la. problème yi ngeen fii posé li ma ci gis ñaar la ba ñett bi ci jiitu wax ngeen fi problème mu billet yi. le second point bi ngeen posé mooy problème mu hébergement bi moog billet yi ñoo ànd donc hébergement il faut que ñu jël ci ay matukaay yu gën a teel xëy na bu aj bi passé rek ñu dem defi ay réservation pour que très tôt ñu mën a def ay option am ay dal yu mucc ayib. leneen li ñuy wax moom mooy secteur public secteur privé man ni ngeen di liggéey dafa rafet. il faut que ñu responsabiliser davantage le secteur privé loolu mooy orientation bi nga xam ni président moo joxe na ko. kii di représentant secteur privé di ñu xamal rek ne njëkk bi yee màkk bi dafa rek am yokkute. ñun prix bi ñu bëggoon mooy que prix daaw bi nga xam ne moo doon prix freinage di nekk 1 085 000 loolu la doon demandé ministre bi pour ñu dellusiwaat ci prix boobu. parce que waxoon nañ ko conseil interministériel ba jàppoon ne que suñu ñëwee tey suñu ko demandé ministre bi dañu dellu ci prix daaw bi mooy 1 085 000 mais ministre bi nee nañu que ren compte tenu des charges yi nga xam ne jot nañ ko prix bi mun la wàcc au delà de 1 291 000 donc prix 1 291 000 boobu moom li ñuy maintenir. mu am lu bees ci aji màkk bu ren loolee di ay carnet yi di wan pèlerin yi naka la ñuy defee lii di aj bi. ñu dellu ci diwaan wu sell wa ji Touba Mbacké Mohamed Jo Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Naata. waa sànq rek ñu ngi ko doon wax kon dafa mel ni Serigne Cheikh Béthio Thioune du yàgg dara kon ñu denc ko foofu la ci Baxiya waaye ay yenn ci ay taalibeem ñu ngi foofu ba léegi di sàkku ñu rob ko ca Médinatoul Salam. ay simili ndax jamono ji kon ñoo ngi ci Baxiya fi nga xamee ne moom lañ koy dencal këram bu mujj defar ko fi ba noppi kon mbooloo mu takkoo takku. moom moo ñëw fi nga xamee ne kon mooy Baxiya ngir gunge ko ci këram gu mujj jamono ji nag xasaayid yeeg zikru Baay Faal yi ñëpp ñoo ngi yëkkati ci kaw ngir gunge ki nga xamee ne mooy Cheikh Béthio Thioune waaye ayam na ay jafe-jafe yu ndaw yu ñu demeekoon ci fi nga xamee ne moom mooy
buntu armeel yi soxna Naata gannaaw bi nga xamee ne am na ay cantakon yoo xam ne ñoo ngi woon ci buntu bi di yëkkati ay kaddu yoo xam ne tegginewul di ko yëkkati di ko teg ci njabootu yenn yoo xam ne kon ci Cheikh Béthio Thioune la ràññee nañ ci nga xam ne mooy sëñ Xaadim Thioune nga xam ne kon ñëw na sax ci buntu armeel yi moom otoom xaw nañ ko faa yëngal astut laata muy mën a xuus dugg fi nga xam ne moom mooy ci biir armeel yi waaye bu weesoo incident yooyu amaatul beneen boo xam ne nemeeku nañ ko opération yi ñoo ngi déroulé wu normalement fi nga xam ne moom mooy Baqiya ñuy jébbal Cheikh Béthio Thioune ki nga xam ne mooy boromam di xaar nag xalif bi yan ndigal lay joxe fan lañ koy ñaanale ak fan lay doon ak ban jour lay doon incha allah naata mbay ñu taaxlu. jërëjëf Mouhamed Jo Diop di suñu ndaw la ñu toogal ca Touba doon indi ay leeral kon ci dencub Serigne Cheikh Béthio Thioune foofule ca Baxiya ñu ngi leen ko doon wax semaine bale weesu daanaka junni ci ay élèves nekk ci banlieue bu Ndakaaru rawatina Pikine ak Géejawaay boo moyul duñu def seen examen CFEE li ko waral mooy yoruñu këyitu juddu am na yeneen diwaan yuñ ko nemmeeku fii ci Ndakaaru boo demee ca Plateau rawatina école boobule ñu naan Alié Kodou Ndoye am nañ jafe-jafe yu ni mel waaye yëpp ñu ngi koy lijjanti jamono jile ñetti ndongo képp la ñu jàpp ni ñoo des ci jafe-jafe yooyu le te du yàgg dara kon dinañ ko saafara reportage Maymouna Ndiaye Jafara Ba. ñu ngi fii ci école Alié Kodou Ndoye bu Gueule Tapée boo ñëwee ci béréb bi ñu ne matuwaay yëpp jël nañ ko ngir examen bu CFEE dara bañ leen a bett ci limu juróom benn fukki ndongo yoo xam ni war nañoo def examen boobu ñett ci ñoom amuñu pièce d'état civil. dafa am dossier bu ñuy laaj boo xam ne da ngay ut ay témoins ay photocopie de pièce d'identité wala nga am certificat d'accouchement am na pièce daal lu ñu laaj ku ko mun a am rek. te nekk élève CM2 soo defee suñ ko jaaralee inspection yóbbu ko foofu ñoom am na benn juge boo xam ne déjà waxtaan nañu ak moom pour jébbal ko loolu. ma ci am ñoom def nañ loolu ba jébbale nañ ko kon loolu am nañ ci yaakaar ne c'est en bonne voie daal ne mu ngi ci yoon woo xam ne yoonu sotti la daal. ay cas yoo xam ni war nañ cee gaaw a jóg ñu ne ñu ngi ci boo demee ci académie bu Pikine Géejawaay foofu li mu ndongo yi nga xam ni amaguñu këyit googu toll nañ ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent. loolu nag parents yi dañu ci war a jàppale ndax ñun dañuy accepter jël xale bi dugal ko CI même bu amul pièce d'état civil mais nag balaa muy egg CM2 il faut parent bi jàppale ñu. ñi ngi liggéey ak mairie yi ñi ngi liggéey tamit ak yenn services yi AEMO développement communautaire ak directeur d'école yi de telle sorte que daal xale yi war a def examen yëpp dinañ fexe ba ñu utal am date de naissance. fi mu toll nii essai départemental bi def nañ ko ba noppi ci IEF bu Dakar Plateau test de niveau yi ñoom it amal nañ ko. mooy fekk mooy trier feuille élèves yi parce que xam ngeen fii centre la te centre bi day dajale ay écoles yu bëri donc dama jël feuille élève centre bi yëpp ma ñëw tànn samay feuille élève pour def remédiation ça veut dire ma xool foo xam ne doxul ma jéem ko corriger avant examen yi. buñ ci jugee nag ñuy xaar examen bu mag bi nga xam ni ñu ngi ko nar a amal li ko dalee fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin atum 2019. ci jamonoy koor gi ca diwaanu Kër Socé nekk ca région bu Kaolack bëri na ay soxna yoo xam ne xaaruñu ci seen borom kër dara wala sax ci keneen dañoo dajaloo ci ay GIE ngir mën a am lu ñuy suturloo soxna yooyu la di yëngatu ci wàllum mbay yar ginaar kon ak mbay li ci mel ni ay légumes waaye tamit ay soppi lépp luy jóge fii ci sunu suuf terewul nag bëgg nañu ay financement yu bàyyeekoo ci DER mooy délégation kon bokk bi ñu dénk entrepreneuriat rapide waaye xaalis boobu ñuy am lépp ci kër gi lay dem reportage Ibrahima Diame ak Fally Gueye. jigéenu Kër Socé bàyyi ñu benn yoon seeni loxo donte nag tàng na jër ci biir weeru koor gi ñu ngi continuer di def seeni activité lu mel ni wàllu transformation wàllu élevage ak ay tontine. bu nekk ci omam am na poulailler ci biir këram groupe boobu bokk ko ci loolu daal lañ nekk at yi di ci liggéey tey jii ñu am 8 millions 800 mille moom lañ am tey membre bu nekk jox nañ ko 30 000 francs suukari koor ñu dajalewaat kees gi desaat tey ci 3 millions yu manqué tuuti ñu defaat ko bor si loolu la ñuy liggéey. seen liggéey bi nag tax na ñu mën a dugal seeni membre ci biir mutuelle de santé yi ndax ñu mën a bénéficier wu ci couverture maladie universelle. daanaka gànnuwaale groupement bi yëpp lu mat 30 personnes fu mu ne am nañ carnet mutuelle de santé te si kees gi dañ ko jëlee bu ñu dajalee suñu am ba pare dañuy dajale li ñu am ñu tiire ñaari daal di génn
ñu jëndal la carnet mutuelle de santé dem ànd ak yow ba ca mutuelle ba nga dugal sa njaboot. donte nag ñuy xamle ne ba tey jii nii financement yi nga xam ne waa DER di délégation à l'entrepreneuriat rapide ñoo ngi koy joxe gisaguñ ci dërëm. kon ñun loolu moo tax ñuy bëgg financement bi nga xam ne état mu ngi koy joxe bëgg nañ kaa am ndax fu mu nekk ni kuñ ne yaa ngi def transformation te amoo unité defe naa soxla nga ko kuñ ne la 5 bu jot yaa ngi dajee di waxtaan di ko dajee ci mbedd bi taw mun naa ñëw ngelaw mun naa ñëw ñu soxla loo xam ne ni bëgg nañ salle de réunion boo xam ne fa la ñuy dajee loolu tamit xëy na lii ñu nekk bu dakkul dañ ko mos a am waaye nag ñu ngi ciy ñaan dimbal ñi tam réew mi. jigéenu Kër Socé yi nag yemuñu rek ci wàllu transformation cotisation ak ay tontine waaye ci production lañ njëkkee am nañ tool bu nga xamante ne arbre fruitier ñoo ci nekk lu mel ni mango citron ak darkase waaye nag tool bi clôture bi dañ ci am problème moo tax ñu ci ñaan dimbal. waxtaan wu yaa bi ñu na maamal ci réew mi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi di ñëw ku ca nekk nag am ku la fa teewal lu am solo la waaye lii ëpp solo mooy ñu fexe ba déggoo ci yan anam la ñuy doxalee waxtaan yooyu le mooy gis-gisu Moundiaye Cissé moom mooy directeur exécutif bu ONG 3D di yëngu kon ci société civile bi terewul mi ngi rafetlu benn pàcc ci kujje geek ni ñu wuyoo Aly Ngouille Ndiaye démb mu ne bés bu ñu dem ca waxtaan wa nag bu ñu ñëw loxoy neen nañu indi teg dara ci table bi Moundiaye Cissé ñu déglu ko ci micro Alhassane Ba ak Ababacar Camara. njàngat bi ñuy jëkk def mooy am na jéego bu am maanaam avancé bu am ci mbir mi ndaxte le fait que li gën a am solo ci opposition bi nangu ñëw waxtaan ñu waxtaanee mbiru élection yi déjà jéego la lu jéego bu ñuy rafetlu le fait que également nguur gi ci ponk yi mu laal ponk yi nga xam ne point yi nga xam ne intéressé na acteurs yi. ba pare leneen li mooy mu ne tijjeeku na pour benn lépp loo xam ne intéressé na aussi te nekku ci mën nañ ko ci dugal loolu déjà jéego la bu ñuy rafetlu maintenant le fait que maintenant ñu war a daje waxtaane ko le 16 ku nekk boo ñëwee indi li nga xalaat déjà donc am na avancé pour man bu ñu am man jéego bu am ci mbir yi jéego bi mooy le fait que de part et d'autre maanaam opposition comme pouvoir nangu toog loolu rek déjà jéego la parce que ay at a ngi nii opposition ak pouvoir maanaam bu ñuy wax opposition bu am solo bi nga xam moom lañ jàppee ne moo ëpp solo bañ a ñëw loolu rek ak jéego la jéego boobu defe naa nguur gi da ko war a jël comme chance bañ fexe mu rëcc ko maintenant am na ñuy wax nañu teg commission cellulaire boo xam ne commission paritaire loolu yëpp mën naa ne ci waxtaan bi mën nañ ci trouver ay solution ñoo egg seeg yéen ci tàggat yaram gaynde yu ndaw yi seen at motagul ñaar fukk di waajal coupe du monde bu catégorie boobule ñu koy amal ca Pologne tey jile ministre des sports Matar Ba jox na leen raay réew mi muy drapeau bi di leen soññ nag ni bu ñu eggee foofu ñu def seen kéem kattan ba coupe bi bu ñuy ñëw ànd ak moom Matar Ba Fat Bintou Konté moom moo taataan ay kàddoon. di joxe raaya réew mi ci turu njiiti réew mi muy le président Macky Sall li nga xamante ne ay xele lañu nekk ay ambassadeur nekk ay soldat war a dem fa ñuy jongante ci àdduna bi ci catégorie bi mooy U20 war a dem Pologne taxawal fa réew mi ñu taxawal fi président pour jox leen raaya bi ni ma ko waxee raaya bi nag bu ñu koy joxee dañ leen di jox li Sénégal yëpp moom parce que drapeau bi kenn moomu ko Sénégal yëpp a ko bokk kon bu ñu leen koy jébbal won nañ leen ne Sénégal mu ngi ci seeni loxo tey nag moo tax ñu leen di kañ pour que ñu jàll demi-finale nag dem ci finale parce que ku mës a dem demi-finale war ngaa mën a xalaat nag ne war ngaa mën a dem finale loolu nag am nañ ci yaakaar parce que tàggat bi ci war def nañu ko parce que ñi leen war a seq nañ leen fédération bi it ñu ngi leen di sant parce que tey soulagé nañ état bi ba nga xamante ne état bi génnewul xaalis pour def ko ci équipe bi waaye fédération moo ko def waaye boo ko wëlbatee it day mel ni état moo ko def parce que état mooy fédération. ñu leen ciy sant xale it war koo xam war a góorgóorlu ba nga xamante ne bu ñu demee la leen fa yóbbu dinañu ko def ko na mu gën a rafete te li ñu teg ci seen mbagg yi ñu attan ko pour bëggal réew mi. coupe du monde U20 boobule di am ca Pologne ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai jàpp fukki fan ak juróom ci weeru juin mbokk yi fii la ñuy yem ci xibaaru marax yi sant leen gërëm leen ci àndandoo bi 20h incha allah Cheikh Tidiane Diaw dina fi egg si yaatalal leen xibaar yi ci kàllaamay nasaraan di leen ñaanal ngeen ndogu ci jàmm jërë ngeen jëf.